Covid 19 mbokk yi nuyu leen ziar leen ci télévision Futur Média ni ngeen àndandoog ñun ci magazine bi ñu jagleel wàllu mbas mi ci réew mi ak ci biti réew ni ngeen ko gisee nag juróom-benn junni ak juróomi téeméer rek lu tegal moom la Sénégal am ci wàllu mbas mi ba mu tàmbalee ñaari fan ci weeru mars ba léegi lu ko tolloog nag maanaam ñeenti junni ak lu tegal tamit ak ñaar téeméer rek juróom-ñeent fukk ak benn ñoom jot nañoo wër waaye lu tolloog ñaari junni ak li nga xam ne moo nekk téeméer rek juróom-ñeent fukk ak benn ñooñ tamit ñu ngi ci kër docteur ñu leen faj mu nekk lu bëri lu doy waar ndax nag dina tax suñu hôpitaux yi dootu ñu leen mën a attan bu baax a baax naka noonu téeméer ak juróomi nit ñàkk nañ seen bakkan mu nekk lu doy waar di jaale seen mbokk moo tax ni ki tey diwaanu Thiès la ñuy dooree li nga xam ne moo nekk miroir Covid 19 foofu nag lycée d'enseignement bu mag ba nekk foofu ca Mexe tàmbale nañu njàng ma lañ fa nemee ko mooy élèves ya respecté nañu bu baax a baax li nga xam ne moo nekk mesure yu am solo yi nga xam ne moom lañ jël matériel bi yëpp disponible lañu ci diwaanu Thiès ñu fekk fa Cheikh Anta Diop Cheikh Anta ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Pape Fara ñu ngi lay fay di la nuyu bu baax dikkaat tey fii ci miroir Covid 19 ñu fas yéene dem Ngaye Mékhé ci CEM Mékhé 2 fii nag élèves yi ñu ngi fiy waajal njàng mi ñu bëri ñëw nañu jël nañu ay dispositions yoo xamante ne principal bi nga xamante ne moom jamono yi moo ci ànd ak élèves yi ak professeurs yi daanaka lépp yem na di ngeen dégg Modou Fall mi nga xamante ne moom mooy principalu CEM Mékhé 2 moom it mooy maire Koul maanaam moom dafa nekk maire nekk principalu CEM bi kon nag am na ay dispositions yoo xam ne jël nañu ko dina ci wax ak élèves yi nga xamante ni ñoom la ñu fekk ci biir l'école bi matukaay yi nga xamante ne jël nañu ko dañoo fekk sax aussi ki nga xamante ne moom mooy professeurs yi ak principal bi di jox élèves yi seen bulletin note premier semestre kon nag dañuy taaxirlu rek déglu leen laataa ñuy dikkaat. avant le 2 ba na ko jógee jàpp fekk na lépp yemban bu baax tey kay kon dañoo ñëwoon rek pour defaatan lu ëpp sax lan defan le 2. lépp daal loo nga xam ne mi ngi woon ci protocole bi ñun bu doon benn def na ko fukk lay wax ndax déjà élèves bi ñëwee rek kenn ku nekk suñ la bàyyee nga raxase ba noppi dañ lay jox ñetti masque moom pour ñetti fan yii la alxames ajjuma samedi bu alterné bu ñëwaatee tam dañ leen joxaat pour une semaine xel waajur yi mën na noo dal ndax kat bu dee masque bu dee gel bu dee nekk lépp ñun lu bees la ñu andi éponge yeeg craie yeeg chaise yi ni toog ak lépp danoo jënd lu bees tàq. bu dee cours itam nee nañ professeur daal cellule bu nekk ngeen organiser proposer nu ab ay cours ñu imprimer ko photocopier ko élève bu nekk ñu jox la leçon yëpp discipline yëpp nag ndax ku toog ñetti weer jàngoo soo ñëwaatee itam doo mën rek commencer comme ça il faut itam nga defaat révision lu mu bon 10 jours. dinañ gagner temps ba daal programme bi moom. balaa fin juillet incha allah rabi bëgg nañ CM2 Mékhé moom lépp yemb ñu def examen nag nañ ko daan defee rek ci zone bi ñu jëlaat paie. dañuy raxasu buñ paree fomp après jël gel antiseptique yi itam def ko suñu ay loxo après takk suñuy masque doog a dugg ci classe yi. parce que ku ci nekk da nga bëgg protéger sa bopp protéger sa famille tamit ak sa dëkk. jërëjëf Pape Fara Gningue lii lañ leen indiloon ci ay xibaar miroir Covid 19 ñu defee woon ko fii ci Ngaye Mékhé ci CEM 2 bu Mékhé di leen jox daje suba ak jàmm ci waxtu wi. Cheikh Anta Diop di ko jaajëfal bu baax a baax ca benn dëkk ñaari gaar Thiès kaay foofu nag bañ fa jógee dañuy dem ba diwaanu Matam la ñu nemmee ko nag ca gox boobu nekk na lu doy waar li nga xam ne moo nekk wàllu deret amatul fenn ci banque de sang ba nit ña dematuñu lu ñuy ragal nag mooy dem fa ñoom tamit li nga xam ne moo nekk coronavirus bi jàpp leen ñi nga xam ne ñoo soxla deret bi jamono ji am jafe-jafe yu métti foofu ca Matam nag ngir am ci lu leer dañuy dem fekke fa Ali Bandel ñaa ma ñu teewal foofu ak li ko wër Ali Bandel foofu ca diwaanu Matam Ali Bandel ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam tey nag xibaar yi nga xam ni jëm na ci wàllu miroir Covid 19 dañuy waxtaanee wàllum ñàkkum deret diwaanu Matam kenn réerewul mbir ni benn banque de sang lañ fi amee mu nekk ca laboratoire ba ca hôpital régional bu Ourossogui ci banque boobee daanaka ñàkkum deret nag mu di ab situation bi nga xamante ni fi mu ne commencé naa jaaxal ñi yore wàllu wér-gu-yaram rawatina ñi war a wàllu doomi aadama yi nga xamante ni dañuy accidenté wala jigéen ñi nga xam ni dañuy motu docteur Faye moom mooy pharmacien bi yore laboratoire bu centre hospitalier régional bu Ourossogui. effectivement collecte de sang yi ça demande un rassemblement donc bi ñu teree rassemblement yi déjà on avait des difficultés pour organiser ay collecte donc déjà loolu c'est un facteur boo xam ne participé na ci lu wàññi woon disponibilité deret bi
mais nag par ailleurs on avait mis en place ay c'est-à-dire dañ créé woon benn groupe WhatsApp boo xam ni dañu doon permettre donneur boo xam ne war a mën a may deret ñu contacter ko mu ñëw may deret mais loolu c'était juste pour ñu gérer les urgences des deux maternités de l'hôpital de Ourossogui et de l'hôpital de Matam. Bon deret bu ñu ko bëgg hôpital Ourossogui ngay ñëw d'abord pour la région de Matam nous avons l'hôpital de Ourossogui am nañ hôpital Matam fii la ñuy jëlee seen deret district yi également il y a 4 districts au besoin dañuy ñëw aussi pour ñu jox leen deret au besoin mais également de la région de Matam nous avons la région de Saint-Louis avec le district de Pété le district de Pété su ñu amee besoin en sang fii la ñuy ñëw de même que le centre de santé de Galoya parce que y a un centre de santé là-bas, il y a un médecin là-bas souvent soo amee besoin dañuy ñëw fii aussi également dans la région de Tambacounda avec le district de Bakel également ñoom tamit dañu leen di dépanner en produits sanguins. ñàkkum deret gi nga xamante ni moom la ñuy dund ci hôpital régional bu Ourossogui daanaka mu ngi indi cooxe ci budget hôpital bi ndaxte tey jii képp koo xam ne accidenté nga wala nga war a motu te gaa ñi mënuñu laa jox benn poche deret dañ lay dugal ci ambulance daal di lay évacuer ci dëkk yu mel ni Touba wala Ndakaaru mu di nag ab budget bu nga xamante ni ay koppar yi nga xam ne hôpital bi mu ngi koy génnee ci jamono bi nga xam ni yàgg nañoo wax ni askan wi fréquenté tuñu sax bu fajukaay bi nga xam ni mooy centre de référence diwaanu Matam diwaanu Podor ak sax diwaanu Bakel la Mamadou Ndiaye directeur hôpital Ourossogui. damay profiter ci occasion bi pour lancer benn appel ak doomu Matam yëpp ak li ko wër ak surtout ASC yi comme ren amul mouvement nawetaan ñoom ñu ñëw jël rendez-vous ak hôpital bi organiser fi ay collecte de sang parce que nawetaan amul sang amul. organisation suñu ko organisé fii collectif organisation bu jaar yoon dina tax hôpital bi am sang ndax hôpital bi mooy ravitailler centre de santé yi nekk ci région bi yëpp ak hôpital Matam ñëpp fi la ñu wut see sang ñàkkum deret dafa métti ci hôpital parce que comme ni ngeen ko xamee suñu amul deret yenn médecin bi gynécologue bi wala yenn kii ils sont obligés évacuer malade ci Dakar wala ay Touba yooyu surtout Dakar te fii ak Dakar dafa métti temps boobu nga fi évacuer Dakar sax mën na lu ne mën na fi arrivé ci malade bi mën na ñàkk bakkanam ci yoon bi donc daal damay profiter encore ñaanat ASC yi surtout ASC yi ñoom ñooy xale ñoom ñoo toll ci maye deret noonu kattan bu maye deret ñoom la ñu ñëw ak jege si hôpital pour ñu organiser ay collecte de sang ñu fii am sang bu doy pour képp ku fi wasi ñàkk deret nga mën ko am. laata ñu jeexal ñu def situation mbas mi fii ci diwaanu Matam waxtu wi ñuy àddoo fukki nit ak juróom-ñett jot nañu leen wàññi fii ci région bu Matam ñu amee jàngoroy Covid 19 fii mu ne nag ñeenti doomi aadama ñu ngi tëdd ci lal yi ci centre de traitement bi ñu ubbi fii ci hôpital régional bu Matam ma leen di jox di jaje ëllëg ak yeneen xibaar. Ali Bandel ñaa a jaaraama foofu ca diwaan ba kon nag di wax nit ñi ñu ngay dem foofu di maye lii di deret ndax nag ñi accidenté ñi nga xam ne doon ko soxla ñi am doom ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla miroir li nga xam ne moom moo nekk reprise naan miroir sax ma dem Ali Bandel ñaa a jaaraama di la jaajëfal bu baax a baax di wax nit ñi rek ñu dem maye ji deret ndax ñi ko soxla bëri nañu du Covid rek moo fi nekk feebar waaye am na ñoo xam ne hémodialysé yi ñi am doom te soxla deret ak ñeneen ñi accidenté yi bu ko defee ñu mun koo jëriñoo bu baax a baax diwaanu Kédougou la ñu jëm foofu nag lañ fa nemmeeku benn chimio prévention saisonnière moom la ñu tàmbali li ko waral nag fexe xool ci wàllu li nga xam ne moo nekk sibiru ndax jamono ji nekk na doy waar dafay xaw a rax nag ak coronavirus bi yenn saa yi sax signes yi mun nañoo niroo moo waral nag jamono ji ñu fay sensibiliser bu baax te Kédougou nag bokk na ci dëkk yi nga xam ne nag sibiru bi da leen sonal ci prévalence 7% la ñu am ci diwaanu Kédougou ñu fekkee fay Ibrahima Diabakhate ñu ngi leen nuyu. jërëjëf ginnaaw ndaje yu bëri ñi nga xam ne amal nañu ko fii jagleel ko ci wàllum mbas mi autorité sanitaire yi amal nañu benn lël bi nga xam ne dañ ko jagleel ci wàllum sibiru xam ngeen ni fii ci diwaanu Kédougou moom sibiru bi mu ngeen di law am na ay xale yu bëri yi nga xam ne dañu jànkantal ci sibiru boobu loolu moo waral sax autorité yi amal benn ndaje jagleel ko ci benn lancement campagne bi nga xam ne moom la ñuy jagleel li ñuy woowee CPS maanaam campagne de chimio prévention saisonnier parce que dañu fi nemmeeku moom paludisme bi moom bëri na fii ci diwaanu Kédougou boo waral sax autorité yëpp amal benn ndaje fii amal benn lël fii ci diwaanu Kédougou pour lancer campagne de sensibilisation bi pour ñu gën a mën a aar xale yi. kii di directeur général santé Marie Xemes moo jiite woon ndaje boobu bi ni mel fii ci Kédougou. tey nag dañ fi ñëw fii ci Kédougou di lancer ci turu ministre de la santé action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr li nga xam ne moom la ñuy wax campagne de prévention de chimioprévention contre le paludisme saisonnier loolu boo ko déggee mooy ne dafa bokk ci suñu ay jumtukaay pour vraiment mun a daan sibiru ci fii ci Sénégal
ci zone bi nga xam ne mooy zone orientale fii ci Kédougou wax ne dañu bugg a jël ay doom ay comprimés yoo xamante ne ñu ngi tudd sulfadoxine pyrimétamine mais ñu boole kook amodiaquine loolu nag ay kàngam ñoo ko seet si àddina bi yëpp wax ne lii bu ñu ko joxee xale yi nga xamante ne dañ toll ci ñetti weer ba jëm 120 mois mooy fukki at dinañu gis ne du ñu jàpp sibiru bi leen dal ci nawet bi xam nga sibiru fii Sénégal dafa toll ci ñett ba ñeenti weer te mooy tombeek waxtu wi nga xamante ne taw bi day bëri Kédougou nag ku nekk xam ne ne ci zone yi ëpp taw ci Sénégal la bokk gis ngeen garab yi aussi macha allah ni mu fi sakkane loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy indi sibiru donc ñun ñu wax ne Sénégal dañu am ay stratégie mooy ne dañuy fexe ba nga xamante ne taataa ndox yi loolu nag ñu koy ànd ak waa assainissement waa environnement taataa ndox yi nga xamante ne yoo boobu daf ko bëgg nañ fexe taataa ndox boobu deñ dëkk yi yëpp yi nga xamante ne dinañ sibiru ci àddina bi loolu la ñu njëkk a def ñoo tamit bu ñu ci doolee loolu nañ ne nañu tëdd ci moustiquaire mooy ne fexe ba yoo bi du egsi si nit ki mooy sànke bi ñu nàndal mun nga tëdd ci sànke mais rawatina sànke bi nga xam ne nàndal nañ ko ba nga xamante ne yoo bi buy ñëw rek produit bi nga xam ne moo ci nekk moo koy pousse dafa am benn produit lu ñuy wax répulsif daf koy pousse beneen bi mooy ne nañ ci dool yi li ñuy wax aspersion intradomiciliaire mooy ne dañuy jël ay pompe benn liquide di ko pomper ànd ak waa service d'hygiène ànd ak waa environnement di ko pomper ci biir kër yi loolu tamit am na solo trop ba nga xamante ne bu ñu boolee ñett yooyu mais am na foo xam ne mën nañ ko boole am na foo ne mënuñu ko boole mais gis nañ ne yooyu yëpp ñett ba ñeent suñ ko defee sibiru bi dina génn wala mu jóge ci biir dëkk bi. lii la ñu amoon fii ci diwaanu Kédougou ñu jagleel ko ci diwaanu Covid-19 ñu joxante dig daje ëllëg incha allah. Ibrahima Jabaxate foofu nag nga xam ne moo nekk ci diwaanu Kédougou mu nekk lu am solo nit ñi tamit war a moytu yeneen feebar yi ndax jamono ji ñu ci bëri wopp yu bëri ñu ngi koy jàmbat bopp yu métteeg lépp kon nag bu ñu daw kër docteur yi nañ fa dem ñu mun a xool suñu bopp bu ko defee rek ñu mun a mucc ci feebar yi muy mbas meeg lu mu ci doon ndax docteur yi dañ fay nekk pour faj ñu leen di jaajëfal encore une fois bu ñu fay jugee nag dañuy dem ba diwaanu Sédhiou foofu nag nga xam ne moo nekk Sédhiou ñii di gendarmerie nationale defaat nañu lu am solo loo xam ne wàllu saisie la maanaam teg loxo téeméer ak fukk ak benn ci wàllu yamba boo xam ne 5 heures du matin lañ ko jàppee ci diwaanu Pakao foofu nag nga xam ne moo nekk ci diwaanu Sakar foofu ca Sédhiou ca Pakao dañ fay fekkee ki nga xam ne moo nekk Bakary Konté sunu ndaw ba ñu fa toogal Bakary ñu ngi lay nuyu. sant leen gërëm leen brigade bu gendarmerie bu Sédhiou gis nañu ñi ngi def ay résultats yu mag ci une semaine ñi def ay saisies yoo xamante ne yu am solo ndaxte jàpp nañu 235 kilogrammes de chanvre indien diwaanu Pakao ñi jàppaat 200 kilogrammes ci lendemain bi ci diwaanu Pakao loolu nag boo ko xaymaa muy 43 millions de francs CFA barke démb ñi jàpp 75 kilogrammes de chanvre indien tey nag si suba si ñi jàpp 111 kilogrammes de chanvre indien te gis nañ ci couvre-feu bi trafiquants yi dañuy jógee douane Bignona di béy si Fogny bu ñu fa béyee ñu dagg yamba bi daal ko indi transporter pour yóbbu ko Guinée-Bissau donc mu nekk benn zone de trafic benn mafia boo xamante ne gendarmerie bu Sédhiou démantelé nañ ko Abdoulaye Sy nekk commandant brigade bu gendarmerie bu Sédhiou daal di nangu waxtaan ak waa TFM ci jàlloore yoo xamante ne ñu ngi koy def fii ci diwaan bi. xam nga temps yi comme Covid bi depuis bi mu commencé ba léegi chaque jour brigade dañuy def ay patrouille mais démb dañoo xalaat ne patrouille bi souvent ñu ngi koy def ci kaw tali bi te xam na ni comme zone bi zone trafic la te gis nañ tali bi kenn jaaratu fi ñu ne nañ wàcc tali bi donc bi ñu nekkee ci tali bi ay côté 3 heures du matin lañ wàcc ñu ne nañ dugg ci piste yi parce que période bi la mais comme tali bi période bi li ñu nekk ci tali bi yëpp gisantewuñ ak ñoom moo tax ñu yokk suñu xam-xam ak suñu xarañ jéem activer suñu réseau de renseignement yi ba xam ni jaaratuñ ci kaw tali bi am na beneen yoon bi ñuy jaar ci dëkk bi ñuy wax Sakar ci ginnaaw Sakar am na ay yoon yu ndaw yu nga xamante ni pour oto bi dugg fa sax problème la. Mody Sow nekk capitaine commandant compagnie gendarmerie bu Kolda te ko tamit rafetlu liggéey boo xamante ne gendarmerie mu ngi koy def ñu ne dinañu wéyal liggéey boobu jàppale brigade gendarmerie bu Sédhiou pour que ñu continuer résultat yi ñuy def ñu gën ko yokk. ba ñu demee ba ñu julli suba ba pare xam naa ne ñooñu dañoo yaakaaroon ne ñibbi nañu parce que 5 heures du matin la ñu waroon a ñibbi. dañoo réere woon mbir xanaa ne gendarmerie liggéeyam guddeeg bëccëg la muy taw ak muy naaj ñu ngi ci terrain bi ca la ñuy jàpp juróomi waxambaane yore woon ay vélo ndax ba ñuy séenee la ñu daw ñu dàqante ak ñoom ñu jàpp ci ñaar
ba ñu ubbee seeni bagage fekk nañ ci ñu yore yamba ju bëri bañ ko xayma mot na 200 kilo yamba ak ñaar ci ña nga xam ne ñoo yore woon marchandise bi. tey nag loo xamante ne moo nekk jafe-jafe brigade bu gendarmerie bu Sédhiou gis nañu seen magasin bi ñuy stocké yamba bi magasin bi fees na dell ba amuñu fu ñu koy def fu mu nekk ni cellule sax yi la ñuy utiliser di def foofu yamba ba tax na instant yi ni lu ñu bëgg autorités yi ñëw jàppale la ñi incinérer yamba boobu parce que fu mu nekk ni brigade bi amatul foo xamante foofu la ñuy deccee yamba. mbokk yi ñuy seetaan li nga xam ne moo nekk miroir Covid 19 mu nekk xibaar yi ñu jagleel wàllu mbas mi ci biir réew mi nag loolu lañ fi jotoon a indi bu ngeen taxit loolu léegi gannaaw bàkk ba ñu dëgtal leen li nga xam ne moo gën a fës ci mbas mi ca biti réew. xibaaru mbas mi ñeel biti réew nag dañu koy dooree ci diwaanu Côte d'Ivoire foofu gisoon ngeen ne mbas mi bu mu ñëwee liggéey yëpp a tàggatémbe sénégalais yi fa nekkoon am ay jafe-jafe naam ñu ngay commencé waat di taaba di def ndànk-ndànk waaye mbir ya na mu meleen demewu ko li gën a doy waar nag ay taw yu métti daal di ñëw nag yàq daanaka yaakaar ju bëri ja nga xam ne moom lañ fa amoon foofu ca diwaanu Côte d'Ivoire dañuy dem fekk fa Ibrahima Fall Lamp ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di nuyu suñuy téléspectateur di lu soit suñu émission miroir Covid 19 ba tey ñu àndandoo ak sunu mbokk sénégalais yi nga xam dañuy liggéey ci transport ba ci Côte d'Ivoire. ma dajeeg benn soxna soo xam ne madame Ouattara di ivoirienne moom tamit nekk ci dëkk bi di fi liggéey di yëngu ci domaine ko problème lu ko waral mooy taw bi nga xam ni Abidjan gépp dafa taa ba nit ñi amuñu fu ñu aw moom la jànkoonteel comme problème ak Covid 19 bi nga xam ni dafa arrêté seen liggéey ba dara doxatul ñu déglu madame Ouattara. À cause du coronavirus, on n'arrive pas à faire nos besoins. On est dans la maison, on ne sort pas. Et puis la pluie aussi est venue mélanger tout. La pluie fait des dégâts, il envoie une maison des gens, il gâte la vie d'autres personnes aussi. Surtout Angré, Rivera Palmeret, Anyama, l'eau a coupé la route. On ne peut pas traverser. Même si on a les besoins là-bas, on ne peut pas arriver là-bas. Donc on demande à l'État de venir nous aider beaucoup. Ah, la situation là c'est devenu grave. Hein? jërëjëf Pape Fara fi lay wàccee suma kàddu di leen jox rendez-vous beneen yoon man la woon Ibra Fall ci micro bi Modou Ndiaye ci caméra bi pour la télévision Futurs Médias. Ibrahima Fall Lamp di ko jaajëfal bu baax a baax foofu nga xam ne moo nekk ci diwaanu Côte d'Ivoire gis ngeen sénégalais activités yëpp daanaka taxaw na ñuy ñaan lépp daal di reprendre bu ñu fa jógee dañuy dem ba diwaanu Italie fekk fa Augustin Faye moom dafa doxantu ci activités yi sénégalais yi am rawatina salon de coiffure yeeg li nu mel ñoom nag fekk na leen waaye ñu ngay dundee yaakaar. jàpp nañ lu yàggul dara ñoom li nga xam ne moo nekk seen jafe-jafe yi dina ci dem ba pare seen activité yi dinañ delluwaat ndax xam ngeen ni ñu am solo lañ ci wàllu koom-koomu réew mi ak biti réew fële ca diwaanu Italie Augustin Faye lañ fay fekk. jërëjëf Pape Fara ñi gannaaw nag bu mbas mi wàññeeku bu baax nag fii ci réewum Italie ñi nga xam ne nag ñoo di askanu doomi réewum Sénégal yi di fi dund ñu ci bëri nag tàmbalewaat nañu rek li nga xam ne moo di seeni ay activité li nga xam ne mooy liggéey gi ñuy yëngu naka noonu nag ñu doxantu rek ba diwaani Brescia fekk fa rek sénégalais yi nga xam ne yor nañ fa nag ay salon de coiffure ak yi ni mel. naka la ñuy dundee seen tàmbaleep liggéey gannaaw nag confinement bi kaddu yi lañ ci yëkkati. di nuyu diaspora bi yëpp di nuyu waa Sénégal di leen massawu di massawu àdduna. metti woon na nag commencement bi ndax xam nga ngay liggéey yor sa activité jékki ndogal ñëw nga tëju ne sa kër metti na. parce que léegi xaw na am changement fi mu ne nii parce que bu njëkk clients yi dañ daan ne ci biir mais léegi nag. leje bi mayu la ko fi mu ne nii fi mu ne léegi par appuntement léegi ngay def pour clients yi ñëw dañ lay woo ba pare doog a ñëw affaire daal am na changement. xeet yëpp ñoo fi ñëw di watu xeet yëpp dañuy wat italiens yi dañuy wat sénégalais yi dañuy wat nigériens yi monde bi daal ñëpp la ñuy wat waaw ñun xeet yëpp la ñuy wat. italiens yi moom macha allah quoi ñoom ñu ngi jàppale immigré yi bu baax a baax sax quoi. ñu gën a góorgóorlu rek ñu gën a góorgóorlu xam nga te xam ni yàlla moom mooy dogal daal du dëgg. te yàlla nag bu dogalee da ngay nangu waaw àdduna noonu la waaw chaque jour rek mënul nekk suukar léeg-léeg dafa war a nekk xorom waaye bu ñëwee da ngay sant yàlla. ci lu jëm ci mbirum Covid 19 bi en fait métti woon na trop ñu toog ci kër pendant 3 mois am njaboot Sénégal
mu métti lool nga xam ne vraiment ñun ñoo leen di jàppale ñu sukkandiku ci ñun ñu toog 3 mois métti woon na trop mais yàlla comme yàlla moo ñu ko teg et ñu nattoo ko rek mais ñu ngi naan alhamdulilah rabil alamin comme jógee nañ si jàmm gis nga fu mu ne nii salon bi nii salon wu aale la aale mooy sama mbokku sénégalais bi nekk sa ginnaaw ñun 6 personnes ñoo fi doon liggéey mais mesure de sécurité bi gis nga moo tax chaise bi nii dañ ko éliminer léegi da ngay liggéey ak gant di takk lii bon pour lu jëm ci mbirum état bi tamit xaw na si jàpp mais ba léegi am na ñu jot seen xaalis am na ñu jotagul mais ñun commencé nañu liggéey mais ba léegi affaire bi demeewul comme ni mu demee woon avant parce que gars yi dañu ragal ba léegi mais quand même ñi ngi ñëw ndànk-ndànk di sant yàlla rek. gannaaw Ali di yëngu nag ci wàllu wat seeti nañ nag ab soxna di doomu réewum Sénégal nekk fii ci Brescia di yëngu nag ci wàllu coiffure maanaam létt ak lépp li nga xam ne nag day yokk rek taarub jigéen naka la dundee nag tàmbaleep liggéeyam gannaaw confinement bi kàddu yi la ci yëkkati. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Fekam maa yore fii salon de coiffure fii ci Brescia fii en Italie. waaw tey nag ñu ñëw fi pour wax ci affaire Covid-19 bi fi jaar nga xam ne perturbé woon nañu moom vraiment parce que toog nañu quasi 3 mois yoo xamante ne liggéeyuñu mais lépp rek dañ koy sante suñu borom ndax dañoo jàpp lépp rek ne mbiru suñu borom la. nekkoon na affaire bu métti ndax tëj sa place tamit ci koo xamante ne da ngay fay say taxe di fay say location yor ay employés c'était un peu difficile. mais comme léegi ubbi nañu tam ñu ngi sant yàlla bu baax mais nekkoon na loo xamante ne moom lu métti woon na loo xamante ne kenn jàppalewul kenn mën nañu wax daal bu dul tey nguuru Italie fii comme ñun ñu nekk nii di liggéey nekk en règle am na ay quelques ndimbal yoo xamante ne def na ko mais nekkul loo xamante ne sax mën nañ ne def na lépp loo xamante ne pertoon nañ ko mais jàpp nañ ci daal li ñu mën a wax moom vraiment ñoom jàpp nañ ci ndax am na affaire yoo xamante ne nii dimbaleel nañu ci quand même waaw instant bi nag commencé waat nañu reprendre suñu activité nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk taxul ñu ñëw comme ni mu doon ñëwee parce que xaalis amul quasi ñëpp toog nañu liggéeyuñu te ku liggéey mënoo am xaalis donc instant bi par tuuti tuuti ñu ngi ñëw ndànk-ndànk et ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan suñu borom yamale ko fa affaire yi jeex ku nekk nekkaat ci sa activité incha allah yàlla baax na. corona bi yaa bon wëy da ngaa soxor yàgg fi ne daaw sax fi ne ceeb kenn gërëmu la moo corona doo dem ne demal corona doo dem nga rëcc fi nga toog moo bañ a dem ay yaanu sonal la ilaha illallah koo xanki koo yimbebe ay waay ne corona wëy demal kat yow yaanu la jël. gannaaw baat yi soxna soosu nag jip ngir rek dàkk corona di Marème Ndiaye nekk nag artiste bu mag fii ci diwaani Brescia ci la ñuy ndar keppee nag lépp li nga xam ne moo nekkoon rek tënk xibaar yi ñeel mbas mi fii ci réewum Italie xanaa Pape Farañing di la delloo rek kàddu gi te di la jox nag dig daje ci beneen numéro miroir Covid 19. Augustin Faye di ko jaajëfal gis nga lam ñu indil nag ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew ci wàllu coiffure ñu cay yëngu mbokk yi daanaka looloo gënoon fës tey li ñu leen indil ci miroir Covid 19 moo nekk nag magazine bi ñu leen jagleel ci wàllu mbas mi gis ngeen jamono ji Sénégal am na lu tolloog juróom-benn junni ak juróomi téeméer lu tegal ci ay cas ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi naka noonu nag gis nañ lu tolloog ñaari junni ak téeméer ak lu topp ñoom jamono ji ñu ngi ci kër docteur mu nekk lu doy waar waaye nag lu tolloog ñeenti junni ak lu teg ñoom tamit jot nañoo wër waaye téeméer ak juróom ci ay nit ñàkk nañ seen bakkan mu nekk loo xam ne chiffre bu rëy la bu doy waar di ñaan ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla daal leen yërëm xaar leen àjjana ñi mu dal yàlla fëgg seen bopp bañ dellu seen njaboot ñi mu dalagul nag ñoom mën nañ fexe ba bu num ñu dal maanaam jël suñuy matuwaay aar sa bopp aar ñi la jege di takk masque di raxasu ñiy ut gel ñuy dandante di moytu teewul nag ñuy dem di wuti waaye lépp rek nañ jël suñu matuwaay ndax ñu ngi wax naan ni vivre avec le virus n'est pas défier le virus kon Sénégalais nañ ko xamee noonu di leen dox dig daje ba beneen yoon jàmm ak jàmm